tey di le 13 avril 2020 ñu tey daje fii ci waxtaan woo xam ne mairie bi moo ko fas yéene waxtaan ak délégué de quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. tey nag ñu gis ni tey fii ñu nekk ci mairie bi monsieur le maire Khalifa Dia mu jox fi jàppale fi askan wi ndimbal loo xam ne mi ngi jëm ci askan wi tey ñu fas yéene ko séddale mu dem ci gox yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir Ngoumba. ci kanam tuuti ñu laaj ñi nga xam ne ñoo fi teew seen xalaat ci loolu ci acte bu rafet boobu mu def ñuy ñaan yàlla tamit keneen koo xam ne rek yàlla may na la kàttan goo xam ne war nga mën a dimbali askan wi nga jàpp ci dimbali askan wi ci jëf ji mu def kon ci kanam tuuti ñu daje ak askan wi laaj leen. waaw asalaamaaleykum ñu ngi fii ci mairie bi jano ki nga xam ne mooy doomu Baye Dankang di délégué quartier bu Darou Salam Nimzatt sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ bi ñu ngi lay fay man maa ngi tudd Ababacar Dieng di représenté Serigne Mouhamadane délégué de quartier Darou Salam Nimzatt. waaw sëñ bi ñu gis tey jii ñu fi séddale fii ci mairie bi ndimbal li nga xam ne monsieur le maire Khalifa Dia moo ko jàppale askan wi yan kàddu ngay am loolu sànni ci loolu. waaw loolu de day initiative bu ma rafetlu ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne dañoo nekk en période de crise en période de guerre te aussi xool nañ ne pour ñu mën a dàq feebar bi nga xam ne dugg si bi Covid 19 bi faaw rek nit ñi toog seen kër te kuy toog sa kër am na looy toogaale kon acte bi nga xam ne monsieur le maire def na ko muy jël ab ceeb bu séddale askan wi loolu ñu dañ koy rafetlu lool ndax booy xool daanaka réew mi ñu ëpp ci nit ñi ceeb lañuy dundee aussi tamit ñiy ñaax ñi nga xam ne suñu boroom bàyyiwu leen maanaam am nañ ñam ñoom it ñu dugal seen loxo ndax dana tax ku ne jàppee rek mu gën a woyof. lan ngay wax askan wi nga xam ne ñoo féetee foofu nga xam ne Baye Dane moo leen jiite foofu. waaw comme ni ma koy waxee rek mooy mbir mi moom mën naa wax ne balaa nag mbas moom bu ñëwee taxawaay bi ñu ci war a am mooy mesures yi nga xam ne autorité jox nañ ñu ko ñu respecté ko à la lettre def ko suñu kem kattan mooy toog ci kër yi bañ a def benn rassemblement ndax loolu dafa bokk ci li dispersé di tas jàngoro ji te loolu bu ñu gën a kon li may wax sama waa Darou Salam mooy daal ñu gën a respecté mesures yi maanaam mesure d'hygiène ci raxasu bi ak masque yi ak lépp loo xam ne ni si daal mën naa tax jàngoro ji jóge fi jëm gën a gaaw. jërëjëf moom ñu gis tey jii ñu daje fii ci mairie bu Géoul ci li nga xam ne mooy ndimbal li nga xam ne mooy monsieur le maire Khalifa Dia joxe ko fii ngir ñu jox tey ñu gis nga teew fii lan mooy sa xalaat. jàppale ko baax ba li nga xam ne nangu na si la Malick Mor Diakhaté yàlla yombal ko Mor Diakhaté Mor waaw lan ngay wax ñeneen ñi nga xam ne yàlla may nañu kàttan am nañ doole lan ngay wax ñoom. Mor Diakhaté nag may leen di ñaanal rek yàlla dimbali leen ba seen xel ba fekkente ni mën nañu def ko dimbali nit ñi ndax waa dëkk bi si seen ndimbal la loo xam ne surtout jamono bi ñu toog nit ñi nañ toog di am na ko toogee képp foo nga xam ne nag yàlla may na la ko dimbali askan wi dafa fàttaliku nit ñi dañu ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ni alal ju leew ci loxoy waaju baax gisuma lu ni mel loolu mooy alal ji boo ko yàlla dénkee te mu jàpp ni ci yow boo ci mënee dimbali nit yaa ngi denc daal buy yàlla na yàlla defal sëñ Tuubaa wax ci nit bi daal alal ji bu fekkee dañ ko fay dénk dong te ñu ko fi bàyyi dong ëllëg
yàlla dimbali ba nga am loo mën def ko dimbali sa askan loolu moom moo tax bokk na ci xeetu sax la koy jox. lan ngay ñaax sa waa koñ ci feebar bi nga xam ne ñu ngi ci réew sama waa koñ ak waa dëkk bi ñëpp ak man ñi sax sama bopp ba ci yow mi di wax ak man li ñu dénkaan li leen mooy nan tuub dellu si yàlla te ñaan yàlla ñu dimbali jëlee ko fi ndax moo ko fi indi waaye taxawaay yi nga xam ne médecin yi moom la ñu digle ci wàllu raxas loxo yi wàllu toog ci kër ga boo ko mënee te génn te lu amul ngànt nga boo ko mënee moytu moo moytu daal lépp loo xam ne dina tax ba doomu jàngoro bii tasaaroo mu dakk ñu ci waay man rek ci waay def waaw mooy dénkaan daal mooy nanu jëfee ndigal li te mooy ko tere. jërëjëf ñu ngi fii ci mairie bi janook ki nga xam ne mooy sunu papa monsieur Ndack Moussa Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. ñu gis tey jii ñu daje fii ci mairie bi ci ndimbal li nga xam ne monsieur le maire Khalifa Dia jox na ko askan wi tey ñu bëggoon xam lan moo ci sa xalaat tey jii. li ma ci xam daal bëriwul li ma ci xam mooy xéewalam gi du tey jëkku ci Khalifa Dia ak ngumba xéewal gi mu joxe jëkku ci ngumba kay ñoo mën a xam li ñu yor lan la Sénégal ci 550 communes yi 5 yi maire bu mel ne Khalifa amu fi ndimbal bi mu jox président de la république 100 millions yi ak 18 millions yëpp ñu jënd ko ceeb ci commerçant yi dëkk bi kenn ku ne 4 millions 500 mille xéewalu Khalifa Dia du tey lii du ci benn boo ko dee wañ daanaka téeméer li ci ku jox ko 60 millions lycée hôpital 75 millions daawaati jéeg 10 millions jigéen ñi boo joxee daaw 32 millions ay mbokkam yu góor 32 millions mbokkam yu jigéen weer wi daaw joxe 18 millions yii maire bi ngumba am kenn amu ko ngumba nag laay wax ñu xëppi xool. léegi lan ngay wax ñeneen ñi nga xam ne yàlla may na leen kàttan pour ñu mën a gestu askan wi. buñ ko mënee nañ ko joxe am na ci ay waa ngumba ñu ko am de buñ ko mënee nañ ko joxe waaye nag joxe di bind la joxe bind la dana yor ay milliards du joxe du jënd almet ci koñ bi mu dëkk ay milliards moom nag yàlla da ko man la muy joxe ngir yàlla moo ma ko wax de nee na lu mu joxe ngir yàllaa tax. waaw ñu gis ne feebar bi nekk ci réew mi sonal askan wi lan nga ci ñaax waa ngumba. bala may ñaax waa ngumba damaa bëgg ngumba xëppi xool ba pare Khalifa Dia mi tànk mi ngi bëgg ngumba nañ ko jàppale bëgg nag du bañ du bëgg waaye man de mag laa de maa ngi ci 80 ans yu teg 3 mois man kenn mënutuma ndax maa gagné présidentiel gagné maire jox ko mu teg fi Abdourahmane man du ma jayil xam naa li ma def lan la nit nag bu dee lekk alal yu ñu ko gërëm ci lim mën a joxe ci poosam feebar nag mooy moytu rek moom man gëm naa yàlla wóolu yonent bi jël werd am tariixa waaye feebar daal sama classe gi daal nañ ko moytu boo xëyee na nga ñaan yàlla mu musal la ci feebar bi docteur yi nañu topp seen ndigal mooy distance bi nii nga ma jege sax fii nag danga maa jege ba mu ëpp 1 mètre la ñuy def yoon noonu raxasu moytu bañ a génn ci téye gone yi football yii gone yi football ci mbedd yi jaaduwul de du yoon de ca feebar bi guerre mondiale la xam nga daa nga dégg guerre mondiale am déet mooy bii tuddul coronavirus guerre mondiale la tudd ca soldat bi ngay xeexal mënoo ko teg bët loo ko tegoon moytu ko. dëgg la su ma xamoon ni sëriñ bi ko mën a défendre danaa fa dem waaye lii de sëriñ mënu ci dara de te mën naa dal ko ne. lii daal laa ci amoon lu may wax man maa ngi moytu. jërëjëf macha allah kàddu gi am na solo kooku moo doon fii ci fi nga xam ne mooy mairie bu Ngéwul jano ki nga xam ne mooy délégué quartier bu Ngéwul ñu gis tey ji Khalifa Dia am xéewal yi nga xam ne moom la jox askan wi tey ñu gis ne léegi ñi ngi séddale waa Ngéwul ñu koy yóbbu yan kàddu nga am yoo ciy sànni. man Malick Diakhaté di quartier Ngéwul maa ngi leen di xamal ne leen daal li ñu sàmmoonteeg li gouvernement bi wax ak li waa kër docteur yi wax ñoo ngi ci ñoo ngi koy sàmmoog moom Khalifa Dia it ñoo ngi koy gërëm di ko sant lii dem yàgg nañ koo defal wax dëgg yàlla andi na fi daal xéewal goo xam ne gu doy la di ko dimbalee
waa njaboot gi ñu amoon yëpp njaboot yëpp mu ngi leen di dimbali man daal sama quartier wax dëgg yàlla ak quartier même ci commune bi yëpp dimbali na leen ci lu baax te it ci la dëkk mosu cee jóg man Malick Diakhaté maa leen wax loolu te itam mu ngi ñuy digal di nu sàmmoonteeg affaire case de santé yi ñuy wax affaire docteur yi ñoo ngi sàmmoonteeg moom andil nañ nu fa eau de Javel andil nu fa saabu andil nañ fa sel yëpp andil liñ ñu andil yëpp ca andil nañ ko ba ca sunu jàkka ja sunu jumaa ja andil nañ nu ko fa waaw man Malick Diakhaté maa wax loolu te it am naa ay témoignage waaw. jërëjëf macha allah kàddu gi am na solo jërëjëf. bu baax seen teewaay maa ngi nuyu aussi honorable ko jox wàccuwaayam monsieur le maire aussi bi nga xam ne état sumb na ko pour dimbale néew ci doole yi te lépp li ko lal jóge ci appelu président de la république pour xeex feebar bii nga xam ne nii lëmbe na askan wi yépp ñoo ngi ñaan yàlla mu gaaw jóge fi yàlla jële ko ci àdduna bi yépp parce que tant que mu ngi ci àdduna bi kenn muccu ci parce que doomu réew mi ñu ngi fu ne ba muy door Chine la woon sénégalais yépp di xalaat ñaari nit mais gis nga li yàlla di def muy raam-raam ba agsi ci réew mi léegi sax xel yi sax nekkatul ca ña nga xam ne nii ñoom lañ doon xool nan lañ leen di sauver kon doy na waar ni ko monsieur le maire waxee nag yoon wi moom ñaari ponk la ñëw nañ ci arrondissement bi pour lancer ciblage bi nga xam ne ni moom lañ war a def mu doon liggéey bu set bu war a set liggéey bu jaamu yàlla boo xam ne wax dëgg yàlla nii ngeen ko organiser yéen waa Géoul royukaay la ci biir arrondissement bi transparence bi ñi ko bokk toog wax seen aqulaay taala xam ne diw ba nekk ca kër gële day bu añee du reer kooku moo gën a yelloo ñu jox ko au lieu ñu koy jox kii transparence ëppul boobu kon nii ngeen ko defee wax dëgg yàlla rafetlu laa ko bu baax a baax et en haut lieu dinaa ko magnifier ba ñoom ñu xam ko lii modèle la nii lañ bëgg nag commune yëpp defe ko ba ca village ya particularité Géoul mooy les délégués de quartier ñoo daje fii notable ak les personnes ressources mais boo demee ci village yi aussi nii la war a demee parce que dañu war a toog muy imam bi chef de village bi bàjjenu gox président ASC président des jeunes directeur école infirmier bu fa amee matron toog waxtaan comme nii ngeen ko bëgg a defee xool ne kër gii day war nañ faa mën a dugal ndimbalu état ñii ñoo ko gën a yelloo ñii ba seen quota jeex kon à partir de là maa ngi lancé appel aussi seen collègue maire yi ñu organiser woo comme nii nga xam ne nii waa Géoul noonu lañ ko defee su ko defee li nga xam ne ni moom la ci état jublu ak ñi nga xam ne nii ñoom la bëgg ñu jot ci mbir mi nag kenn du leen ko jàngal parce que yéen dañ leen cee fekk ci lii mais solo si mooy ñi nga xam ne nii ñoo ko moom nañ ci jot ñoo ngi ciy commencé yi dégg wax diggante ka ko jële port ba fa ngay agsi ba bañ koy joxe kon ci chaîne bi yépp nañu fexe dara bañ a jàdd ba ku ne jot ci su ko defee ñun dinañu ci am yàlla te dinañ ci aussi fajaale li nga xam ne nii moo tax ñu président sooke ko la ma cay teg mooy rafetluwaat aussi initiative bi monsieur le maire jël gannaaw ba mu defee la mu def au niveau national ba président wootee moom da caa def en tant que personne ressource mu jël lu toll ni 100 millions joxe ko
jox ko ministre des finances ci turam ñëwaat fii ci commune am xam ne mën na dimbale Sénégal yépp waaye bu koy def it du fàtte ña nga xam ne nii ñoom la dëkkal ña muy yeewandool mu def loo xam ne nii lu yéeme la nag parce que mënta yóbbu kër Baye Ndak bàyyi kër madame Seydi muy lu yéeme métti na waaye man mii waxtaan naa ceeg moom mënu ma dugal saaku ceeb kër gi bàyyi bi kon teraayu ndey ji seex moom la jël ci biir commune am loolu dañ koy rafetlu bu baax ñaanal ko nag yàlla mën loo ko lu ko ëpp parce que nit mën na dara te defu ko de bari na fi trop mën ko def ko moo jafe moo yombul kon yàlla ko yàlla fulal li mu am ba mu yàgg di ko def xëy na sax ci façon bii taamuwuñu ko mais xam naa ne yàgg na ci te ci la dëkk ci yeneen i anam yooyu nag yàlla ko yàlla mën loo mu ko yàgg di ko def ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla te lu ñu mën a def ba gaaw distribution bi lii nga xam ne ni mooy ndimbalu monsieur le maire daal di génn leneen mun a dugg si maanaam wàllu état bi ñu mun ko diligenté parce que am na ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla yittewu nañ ko nit a ngi fenn tey ci li mu doon yëngu mun a cutaa yëngu pour joxe exemple rek bu timis jotee am na ñoo xam ne nii ñoo doon tàngal seeni café ci buntu garage bi tàngal café di jaay ba 8h 9h ba gee oto yi romb di taxaw ñu leen di servir seeni kaasi café ñu dajale mën a dunde loolu pour am ci dépense ci ëllëg sax ñooñu seen activité dafa jeex ñu bañ a fàtte aussi ñi nga xam ne ni ay moodu lañ bu ngeen dëggee ci biir dëkk bi am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew doon jaay seen liggéey nekkul woon liggéeyu fonctionnaire maanaam liggéeyu bureau mais dañ doon taaba dajale weer wu leen ñu yónnee weer a ngi nii ñoom defuñu activité yooyu ñooñu aussi ñu bañ leen a fàtte parce que da di waxtu woo xam ne ñoom ci seen bopp leer na leen ne amuñu lenn lu ñu yónnee kër ga comme yéen a dëkk yéen a xamante recensement boobu aussi ngeen fàttali ñooñu jàppale leen ngeen bañ koo yàkkamte aussi xoolaat bu baax segg ko ba képp koo xam ne nii leer na leen ne ci jamono yi ñu toll yitewoo na ko rek ngeen jox ko buñ ko defee rek yaakaar naa li nga xam ne ni moom lañ ci séntu ñu am ko maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp gannaaw bi ma rafetloo aussi modèle d'organisation bii nga xam ne ni am na ci Géoul monsieur le maire lii laa ci mënoon a sànni en attendant ñu dem ci réception officielle bu des dons jërëjëf. su fekkee amul question bu ñuy laaj préfet avant muy jóg baax na du moom. oui. donc ba tey. donc fi ñu toll nii ñi ngi recensé woon ñëpp dans les quartiers ñi ngi toog di xaar donc ndimbal loolu mais tey bu ñu ñëwaatee donc bëgg a def un tri xool ñi nga xam ne ñoo gën a vulnérable donc ñu jël leen bàyyi ñeneen ñi donc certainement donc y aura donc un waaw kii bon comme ni nga ko waxee nag comme c'est pas si urgent donc est-ce que mu ñu demaat dans les quartiers. donc ñu joxe information bi ba mu laal ci bopp nit ñi sinon bu ñu ko defee nii rek dem ëllëg ñu gis ni benn loo rek la ñu jox donc ñeen ñi ils vont se poser la question ñun am na suñu wàll wala moo tax ñu doxalee nii wala nii wala nii. communication bi jarul demaat ba kër. dafa am lenn loo xam ne ni moo jiitu mooy li maire indi loolu ñëpp a ko bokk ñëpp a ciy jot bu dee wàllu état moo sa wax ne ñëpp lay jox. dinañu dimbalee la wax après nag la soog a définir ñan lay jox kon ki séentu woon ne ñëppay am loola wax dëgg yàlla du information boo xam ne état véhiculé na ko li xew mooy dañuy joxe dañuy dimbale ñi néew doole dëkk bi boo jëloon nombre de ménages yi les 1259 mun nga leen def comme escalier. ka ca ëpp doole ba ka ca néew gën a néew doole au bas de l'échelle yaakaar nañ ne ñi nga xam ne nii ñoom
ñoo am bourse familiale ak ñu enquêté woon leen bi ñuy def sélection bourse familiale ñoo ñëpp fichier boobu état am na ko dañ ko yónnee monsieur le maire. am na voilà ñooñu dañuy am ñooy premier groupe bi d'office voilà seen liggéey nag mooy bu ngeen seggee ñii ñi topp ci ñoom ci néew doole war ngeen ko mën a xam ci seeni biir quartier ngeen tànn suivant quota bi nga xam ne ni aussi moom lañ leen jox parce que commune bi aussi am na 337 yoo xam ne ñoom la ñu war a identifier ci toogaay bi def ngeen répartition bi quartier bu ne tant de ménage ñoo ciy génn ñooñu nag tànn boobu nag mën ngeen ko def soxlawul ngeen di laaj yi njële maire aussi dina am occasion xëy na ci communication gën a xamal ñépp ne mbir mi li monsieur le maire Khalifa def état bu ko mënoon def ko yaa ngi dégg mais dañ sant yàlla bu baax ba nga xam ne moom ci boppam yàlla jox na ko as tuut lu mu mënee dimbalee population commune am yépp kon dina am ñoo xam ne dinañu am ñaar dina am ñoo xam ne nag benn la ñuy am ñu jàpp ci loolu waaw parce que loolu mooy mbir mi leer na mais ñu am ci yéen confiance muy délégué de quartier ak ñi nga xam ne ni kuréel gi ñu tànn xam ne wax dëgg yàlla ku ñu tànnul xëy na da ngaa tane ñi nga tànn ñi ñu tànn loolu rek la waaw. léegi bu ñu trier bi ñuy génn fii léegi ñi am yoon bés la ñuy génn. waaw. ñu am bés la waaw. bi ñuy bind ci bi ñuy recensé ci quartier yi. ñun dañoo jëloon ñi am bourse ak ñu amul bourse ñëpp. léegi nag pour léegi xam nga léegi dañuy trier waat. dañuy génne ñooñu. waaw léegi bu ñuy trier dañuy génne ñi amul bourse ñi am bourse ñi am bourse la ñuy génne ba pare ñu def leen ci feuille bi doog a complété ñu gis. mën na am sax nga tànn nit koo xam ne ni amul bourse. waaw. te nekk ci fichier RNU. d'accord waaw donc aussi dañ koy génnewaat. d'accord ok amul problème waaw. léegi en 46 yi liste bi mi ngi nii donc pour chaque quartier xam nañ ñan ñoo ci bokk ñooñu noonu mën nañ am bourse comme mën nañ ko ñàkk bañ a am mais ñu ngi ci liste bi den leen ko jox heureusement léegi ñeneen ñu yokk ci 146 yi mooy dafa am 10 personnes yu amoon carte d'égalité de chance mooy handicapé yi ñoom aussi seen liste mi ngi nii dinañ ko jox génne ko si moom moo tax j'en profite pour def répartition rapidement quartier bu nekk xam sur les 137 ñaata la ci am léegi c'est une proposition mais basée sur recensement bi ñu def bi ngeen def yéen sax laay wax donc Escale 30 ménages à identifier DVF 50 Guigal 60 Thilla 55 Ngéwul 20 Dédiagne 60 Daaru Salaam Nimzaat 50 loolu soo ko boolee pour quartier yi day nekk 325 xam nga day des 12 yooyu 10 yi mooy nekk liste bii ñu amoon carte d'égalité de chance mooy liste handicapé yi parce que ñoom it d'office il faut ñu dugal leen mu des 2 yi dama ko bàyyi mu flotter pour le moment en attendant ñuy xool su amee omission wala dara en tout cas ci ménage vulnérable lay jëmul ci keneen n'est-ce pas dégg nga ci le 55 mën naa reprendre at kenn ku ne jël li ko intéressé Escale 30 DVF 50 Guigal 60 Thilla 55 Ngéwul 20 Dédiagne 60 Daaru Salaam Nimzaat 50. waaw dama doon wax préfet rek ni ko effectivement dégg nañ li ma xam nañ ñoom dañu actuellement ni yàkkamti nañ fi mu toll nii mais xam nga tànn buñ la jiitalee ni la tànnal dañ laa war a may jot nga tànn ba xam ni boo tànnee li nga tànn ku ko dégg cay boroomum xel dina ko rafetlu mais bu ñu indee fii
fii nu toog nii ni nu nan tànn fii bu nu moytuwul rek dinoonu tànn loo xam ni du tànneef nga gën donc bu doon ca 24 heures sax ñu may ñu ko ñu delluwaat ci suñuy quartier à tête reposée ñu tànn def choix bi nga xam ni mooy choix bi ngeen di xaar ci ñun waaw loolu daal laa doon laaj bëggoon également Abdourahmane nga kiiwaatal ma clarifier ma tuuti par exemple 20 yi ngeewul moom ñi ñu bokk ci RNU bi ñu ngi si wala bokkuñu si 20 ok donc dañuy tànnaat 20 ok merci. mun laa leen cee fekk si parce que aussi li ñu soxal yépp mooy efficacité te dafa am baat bu wolof wax foo déggee ne ay la yéwén nit ka ànd na ca du dëgg ngeen def seen liggéey ba pare ñu ne ay la yéwén ña ñu tànn day wax dëgg yàlla yeyoon nañ ko mooy suñu sag ñun ñëpp kon may nañ leen loolu d'ici 2 jours ngeen finaliser ko ngeen indi plus tard mercredi ngeen indi ko parce que day bokk ci au finish au bilan ñun nit ñi am satisfaction ci liggéey bi nga xam ne ni dënk nañ leen ko te ñun wutuñu leneen lu dul lool jërëjëf. léegi kon Aba concernant président ñoo xam ne si wala wàññi ko nañ te bokkoon ci bourse de sécurité yi ñooñu aussi est-ce que maanaam yéen jël ngeen leen en compte wala ñun aussi dañ ci bàyyi xel mu ñu tànnaale aussi. mais terewul na kan koy remplacer bu mu jàpp ni moom moo ko remplacer ci fichier bi. ça c'est pour être fonctionnel rek xam nga n'est-ce pas bu leen ko liiralee kenn ko ne dina xam si 46 yi ñaata la ci quartier am léegi da koy yokk ci répartition bi ñu def nii den lire aussi ñu am ci carte égalité de chance yi ñoom it c'est à retirer ci liste yi ngeen am quota bi ma joxe léegi nii moo ñi nga xam ni c'est free quoi yéen yéen a koy tànnal seen bopp n'est-ce pas. d'accord donc préfet aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm ci démarche bi am na solo mais tamit nanu quartier yi dimbali rek ba au plus tard mercredi mu ñëw xam nga ba pare tamit bu nu tànn kenn koo xam ni am na revenu fixe maanaam Thier comme tout temps yow laa yeb Thier na jox bu mu tànn bu kii am parce que am na salaire am bu nu tànn aussi koo xam ni même bu amul salaire am na ay revenus yu ko mën a permettre moom mu dimbali ñeneen n'est-ce pas bu nu tànn doyen El Hadj Diagne aussi bu nu ko tànn voilà bu nu ko tànn n'est-ce pas bu nu tànn sa coach doyen El Hadj Diagne bu nu ko tànn d'accord donc léegi après kon léegi pour bañ a gën a tardé waat kii su ñëwee mën nañu continuer waat pour lire kii bi liste bi après ñu def mais jàpp naa ne. bàyyi ndax suy jot western weer wu ne 200. nga xam dañoo génn àddina bu dee ku góor la dañuy jël jabar ji bu dee ku jigéen la woon dañuy jël njaboot bi am na fi benn cas benn maire boo xam bi mu génnee si sa quartier wu doyen xam nga ni taaw ba lañ jël voilà mais ñu amoon ngeen ko aussi d'accord donc non waa léegi bu dee lu mel noonu mën nañ xool ci biir quartier bi ku koy yelloo daal. léegi foofu monsieur le maire sëñ bi pour dëggal li madame Seydi wax démb rek ajjuma bi passé commencé woon nañu fay bourse yi te yaakaar naa ñi doon fayu ba léegi ñooy ngi fayu am na ñu wàññeeku mais seen njaboot ñoo ngi def nañu pexe ba ñoom bourse boobu continuer dañ leen defal ay attestation ñoom ñu continuer remplacer ñooñu parce que bourse bi da ngay seet mais nekkul pour waajur wi bourse bi pour njaboot gi la kon loolu dafa war a continuer foofu kon xool leen njaboot gooju ngeen joxe fa ndimbal lii nga xam ne ni moom la état joxe. loolu mu doon xew-xew boo xam ne parce que bu ngeen xoolee fii ñu toog bëgg nañu ñu respecter digle yi nga xam ne ni ñoom la waa Kër Docteur teg ci gàll ci suñu loos ñun ñëpp pour mun a bañ contact bi am suñ diggante ku nekk mun a moytu
loolu nag dafa dem ba ca biir kër ya rawatina nag bu ñu demee ba ci biti ci li nga xam ne nii fi nga xam ne moom la foofu la nit ñi daje comme marché yi comme yàlla def na mënuñu ñàkk a ravitaillé wu ku ne bu demee marché jël la ngay jënd dem sa yoon attroupement waru fa am te aussi je crois marché bi aussi war nga mën a génne arrêté tëj ko ci benn horaire boo xam ne ni à partir de telle heure ba telle heure lay fonctionner bu ko dépassé ñu tëj ko li dugg si lii nii xew ci biir région bi ci marché la jóge ci ab commerçant fam ko jete nag jombul contact boo xam ne nii kenn xamul kon war nañoo mën a yar ñun ñëpp bërëb yooyu ñu xool nu ñu leen organiser metti na mais ba tey sénégalais yi am na ci ñoo xam ne dañu mel ni dañuy tànqamlu wala dañuy tey-teylu wala dañoo xamul kon war nañ leen mën a sensibiliser yenn booloo yi daal ñu éviter ko ku ne boo doxee sa farata ba pare nga dem ñibbi slogan bi ñu wax restez chez vous lu am solo la parce que généralement kiy génn dem ci biti moo koy indiwaat dugal ko ci biir kër gi tey yaa xayti boo doxul fulla nag doxoo lu am njëriñ mais toogal sa kër toog parce que lii occasion la aussi pour ñu xam njaboot gi aussi ci li ñu ne ñu gëstuwaat seen njàng ku ci ne nga gën a jege sa famille bari na ñoo xam ne guddi ba guddi lañ daan gis seeni doom xale yi ñoo gën a kontaan ci lii bien vrai que gënul waaye am na rapprochement bu muy créer loolu war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax waaw loolu yëpp soxna yi moom waxatum ko waaw ñooñu moom wax nañu fu ne du dëgg honorable voilà waaye nag seen borom kër nekk fi te war a ñëw. waaw dama ci am ñaari cas. kooku dañ leen di wutal ordre de mission spécial pour ñu mën a ñëw fu ñu ne ñu fexe jëli leen buy laajee jet privé sax ñu wut jet privé indi leen incha allahu rabbi kon nañ góorgóorluwaat daal ci yéen ñi nga xam ne nag yéen ay vecteurs yi maanaam représentant ci gox-goxaan yi ci biir koñ yi bu leen tàyyi di sensibiliser parce que da di lu baax ki xamul ñu xamal ko ñaar ñett ñu bëgg a dajaloo bëgg ko créer soppi ko grand place ne leen lii dañ koy tere bu la jaralee xeex nag nga xeex bu jaralee nga dénoncer boo waxee maire moom wax dina wax commandant boo jotul commandant jot sous-préfet à la minute ñu jéem a agir parce que toll nañu foo xam ne wax dëgg yàlla lii bu dakkul ci fi ñu jëm kenn dootul génn boo toogee bëggeewul ñu ne la kenn dootu fi génn lu doy waar lay doon de kon ñun ñëpp balaa ñoo àgg foofa nañ ko moytu buñ ko mënee te cas bi xew Louga wax dëgg yàlla war ñoo mun a yee ñun ñëpp ngeen góorgóorlu ci merci. jërëjëf monsieur le président. monsieur adjoint au maire Abdourahmane Diop bu ko defee tamit nee naa la gannaaw bi ngeen dégloo li nga xam si ni tamit moom la préfet wax dégg ngeen tamit li nga xam si ni moo fi jot a am acca mu mel ne kin taxawal nii moom mooy adjoint au maire di Abdourahmane Diop acca Abdou lan moo doon say kàddu ci li nga xam si ni tamit moom la préfet wax ak li nga xam si ni moom la monsieur le maire def fii ci Ngoumba ak tamit teraanga ji nan ngeen koy séddalee. waaw jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa rajo municipal bu Géoul di nuyu waa Géoul Art TV
comme ni ma ko waxoon ci interview bële passé seen liggéey rafet na yéen ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm surtout nag di beral cant waa Gueoul Art parce que comme ñoo ko waxee ñoom structure privée lan rajo municipale moom ñun ak ñoom ñoo ànd ñoo bokk liggéey bi waaw mais ñun ñëpp rek comme ni ngeen koy defee noonu la ko ñeneen ñi war defee moo ñu xam ni mbir mi ñëpp la soxal te bu xasee ba law ñëpp lay tex kon boog képp ku mën a def action boo xam ni dina tax loolu du mën a am dañ la war remercier jaajëfal la alors tey jii nag li ñu indi woon ci mairie bi mooy comme ni ngeen ko gisee nii suñu gannaaw monsieur le maire Khalifa Dia moom moo wutoon ceeb pour jox ko famille Géoul yi mu nekk geste boo xam ni geste bu rafet la calculer woon nañu def nañu recensement ba famille bu nekk maanaam képp kuy joxe njël sa saak mi ngi ci fii nii ci dotation bii nii tey nag ñu ñëwoon pour commencer di ko joxe mais comme habitude bi ñu am Géoul te monsieur le maire di ko faral di wax mooy bu kenn séddale dara ci biir nekk lépp du ñuy séddale nañ ko séddale ci penc mi te pencu Géoul tey moom mooy mairie bi moo tax ñu woo comité de ciblage bi mooy d'abord dafa am ay conseillers yoo xam dañ cee bokk ay président de commission soo jëlee président commission réception daf cee bokk président commission santé daf cee bokk président commission action sociale bokk si présidente commission promotion féminine bokk si ñooñu mooy conseil yi nga xam ne dañ ciy bokk yoon may leen ñu bokk ci gannaaw ñooñu mooy mboolem délégué de quartier yi ci lañ bokk ñu yaatal ko aussi ci président conseil de quartier yi ak président conseil communal de la jeunesse donc ñooñu boo leen boolee moom mooy comité de ciblage bi ñëw pour fekkee li nga xam ne moom la maire joxe te mu war dem ci askan bi loolu leen ci jublu mooy mu nekk joxen boo xam ni joxen bu leer naññ la bu ñëpp d'accord loolu moo doon ponk bu njëkk bi ñu indi woon beneen ponk bi moo doon ñëpp xam ne nguur gi aussi dafa am président Macky Sall dafa am lu mu jël jagleel ko famille yi nga xam ne dañoo néew doole famille yi néew doole yooyu Géoul am si 483 yoo xam ne da leen war a jàppale lu bokkul ak li maire def 483 yooyu état bi leen di jàppale ci dund boobu nag comme dañ leen ci jàppale moo tax ñu yebal sous-préfet mu ñëw xool tànn bi ndax jaar na yoon wala jaarul yoon ñun fii ci Géoul ni ñu ko defee mooy woo délégué de quartier yi maanaam comité de ciblage bi mu waxoon noonu ñu delluwaat ci quartier yi tànn ñi nga xam ñoom ñoo fa gën a néew doole wax naa ko sànq ci biir ma ne ñi néew doole nag dafa am ñun ci war a boole léegi mooy ñi daan liggéey te seen liggéey arrêté ñooñu ay néew ju doole lan tey jii nii il faut ñu sóoraale leen ñi ciy génne mooy ñi nga xam ne am nañ ay revenu fixe maanaam fonctionnaire wala benn employé boo xam ne am na salaire am bu muy jot weer wu dee moo ko tane ki ko amul kooku war na ko ci dugal keneen ki nga xam ni yàlla mën na ko gan ba mu mën boppam kooku aussi warul dugg mais lu dul loolu ci biir 400 yi ñëpp ñi gën a néew doole ci Géoul dañay waxtaan jox leen dimbal boobu nga xam ni mi ngi jóge ci état du Sénégal donc loolu mooy ñaari ponk yu ñu fi indi woon tey jii nii. waaw monsieur le maire ñu gis ne dañuy wax ndajaloo bi ñu koy bañ mbooloo. ñu gis ne tey jii foo woote rek ne ndimbal ndax nit ñëpp soxla nañ ko foo woote ne ndimbal rek nit ñi dana fa dajaloo bari fa nan ngeen fas yéene joxe ndimbal li. waaw loolu gis ngeen ko li ñu jotagum def ni mooy am na benn quartier bu génn mais dañoo woo waa gendarmerie ñu ñëw toog fi pour que ndaje boobu mën a bañ a am parce que ni nga ko waxee dëgg la su nit ñi di ñëw suñu def leen ndànk rek dajaloo day am te feebar bi kenn xamul kat moo ko yor ci ñun moom moo tax ñu woo waa gendarmerie aussi pour ñu dimbali nu ci loolu bañ a am gannaaw nag ba ñu defee sensibilisation wax nit ñi ni leen dajaloo borul am te loolu dañuy profité tamit seen ñaari antennes yi pour wax ko c'est-à-dire que bu kenn wóolu sa morom parce que feebar bi virus la kenn xamul ñan ñoo ko am te dafa am ay nit ñoo xam dañuy wax di ñoom mën nañu yor feebar bi te duñu tëdd duñu wane benn signe ñuy tudd ay porteurs sains ñooñu noonu mën na nekk man mën na nekk yow mën na nekk keneen moom moo tax kenn warul wóolu kenn en tout cas man de su may génn sama kër sama masque laay jël bala ma koy dindi mooy bu ma fa nekkaat bu may dugaat ci biir kër gi te su ma ko dindee def naa ko ci poubelle bi comme ni ñu ko waxee geste barrière yi ñu wax mënul tax nit ki ni mucc naa à 100% mais au moins dalal na xel moom moo tax ñëpp dañ ko war a def muy kilifa gi muy surga bi ñëpp dañoo war a respecter geste barrière yooyu donc doon daal lañ fas yéene distribuer moo tax tamit ñu def ko ci période boo xam day gën a gudd ba nga xam ne nit ñi den mën a ñëw jël seen liñ leen jox te kenn du fi dajaloo beneen bi aussi mooy ku jël rek dañ lay wax ni nga dem noonu lañ ko fas yéene doxale
ñu gis bu ñu nee joxee dañuy gis jigéen ñi di ñëw góor ñi ñëw ndax dañ ne kii joxe njël rek góor rek moo war a ñëw wala jigéen dafa am jigéen ñoo xam ne war nañoo participer ñoom war nañoo ñëw. waaw fii nii ñi ñuy jox du xàjjalewuñu góor ak jigéen maanaam chef de ménage rek la ñu wax xam nga chef de ménage nag maanaam borom njël mën na nekk tey góor mën na nekk tamit jigéen maanaam kiy joxe dépense bi am na kër yoo xam ne jigéen ñoom ñoo koy joxe am kër yoo xam ne góor yi ñoom ñoo koy joxe moo tax suñu leen woowee effectivement di nga fi gis góor di nga fi gis jigéen di nga fi gis tamit ay jeunes parce que am na ay jeunes yu am ay kër ñoom it ay chef de ménage il faut ñu ñëw voilà. léegi lan ngay ñaax askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Géoul lan nga leen di ñaax comme feebar bi jege nañu mi ngi sunu wet di nekk fii Louga 22 kilomètres ak Géoul lan ngay ñaax askanu Géoul. waaw li leen di wax daal mooy ñun ñëpp ñu xam ni feebar bi jege nañu te tey jii ni ñuy wax ni mun wax sax ndax am na fi wala amu fi donc am na ay comportement yu nit ñi am il faut ñu bàyyi ko bi si njëkk mooy grand place yi. grand place yi il faut nit ñi kenn ku ne na dem toog këram wala boog su mënul ñàkk mu bañ nekk groupe bu bëri te ñu soreyantoo au moins 1 mètre loolu dafa war a am beneen bi mooy marché Géoul ak garage bi su 5 heures jotee da ngay gis ni nit ñi dañuy mel na dañ leen wax ne dem leen marché ba ñoom ñëpp ñu dajaloo fa te comme ni ko préfet waxee sànq feebar bi muy dugg ci région bi ci marché bi la jógee donc war nañ xool jëlaat ay matukaay yu bees maanaam nit ñi mën a toog seen kër moo tax. ci waxtaan tey bi feeñ na ni il faut ñu jël benn matukaay ci marché bi maanaam wutal ko heure boo xam ne bu jotee dañ koy tëj bu boobaa kenn du fi mën a dajaloo donc loolu mooy matukaay yi nga xam ne bëgg nañ ko jël di gën a ñaax nit ñi daal ñu xam ni dajaloo bi moom lu mu gën a mën a ñàkk moom moo gën lu mu gën a mën a ñàkk rek moom moo gën moo xam ci dëj ji la moo xam bu dee ay ngénte la wala yooyu na nit ñi soriantoo kenn ku si ne aussi sa fa nga dëkk comme ni ñu koy waxee comme ni naan restez chez vous. ne kenn ku ne toog fa nga dëkk bu boobaa feebar bi du kii suñ ko defoon mën na am ay 14-15 jours su fekkee de dara amul ñu delluwaat ci ni nekk woon beneen bi may lancé tamit mooy Géoul comme ni ma koy waxee ville Carrefour la dama koy wax ci fu nekk mooy ñun dafa am ay communes yoo xam ni seen marché mooy Géoul marché Géoul tëj nañ ko lundi bi mais li ñu leen di ñaan ñoom mën noo ñàkk bañ a ñëw parce que xam nañ poids économique bi marché Géoul am mais li ñuy ñaan rek mooy kuy ñëw rek mën nga jël ci jour ordinaire yi booy jaay si nga jaay booy jënd nga jënd te teel delluwaat sa kër parce que li njëkk li ñu war def mooy protéger sunu ay famille doo ko protéger ñëpp c'est bon. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal monsieur le maire Abdourahmane Diop. Géoul TV di leen jaajëfal parce que tamit wax dëgg yàlla depuis ba jàngoro bi amee ba léegi ñu ngi jàpp si mbir mi tamit di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi déglu rajo Géoul FM 101.3 ñu ngi jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp di leen jaajëfal naa leen kàddu yooyu la adjoint au maire doon yëkkati dégg ngeen mu nekk kàddu yu am solo kon jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy déglu jërë ngeen jëf tamit yéen ñi seetaan jërë ngeen jëf. merci.